asalaamaaleykum mbokki téléspectateur Sico TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziare di leen tatagal voilà tey ñu ngi ñëwoon fii tey ci siège u marché central au poisson de Yarax ñu seet si woon le président collectif national des mareyeurs pour le développement du Sénégal général Djibril Ndiaye général Djibril Ndiaye nuyu nañ la. waaw maa ngi lay fay di leen gërëm ci déplacement bi ngeen def ñëw fii pour waxtaan ak man ci wàllu secteur de la pêche vraiment am na ci mbégte bu baax a baax. waaw ginnaaw présentation bi mois d'avril ba le passé am na problème yu fi amoon tension bu metti entre pêcheurs yu Yaraxwaay ak Guet-Ndar yi nan ngeen def ba régler problème bi boobu noonu. waaw gannaaw bi ma leen sante mbokku mareyeurs yi di sant pêcheurs yi di leen sant yéen itam yéen journalistes yi nga xam ne ngeen ñëw déplacé ñu fii sama bureau pour ñu def benn émission gannaaw ma leen gërëm pare ñëw si question boobu rek xam nga entre Tëngéej ak Guet-Ndar ak Yoff benn bopp lañu ñu ay mbokk lañu ay famille lañu déjà nag léeg-léeg nag ay dëkkandoo dañu am ay problème mais problème yi day mujj réglé waat rek ndax ñun ñoo bokk Sénégal ñoo bokk génn géej gi ñoo bokk menn réew mi yenn saa yi nag du ñàkk nag léeg-léeg ñuy daje mais bi ñu dajee itam vraiment xam nañ ne réew mi ki mu xar ñaar benn bokk ki mu xar ñaar moolu Guet-Ndar yi day ñëw campagne ci Tëngéej mais day campagne ci Yarax mais day campagne ci Yoff kon waa ay dëkkandoo lañu ay famille lañu kon ay problème yoo xam ne jaaroon na fi kilifa yi wax nañ ci vraiment lépp des na ci jàmm ndax ñu secteur de la pêche ñoom ñëpp ñoo bokk nañ ñoo bokk bàyyi waaw donc situation boobu noonu léegi sedd na kenn waxatu sedd na parce que fi may wax nii gaal yu waa Ndar yi ñu campagne nañ fi ñu ngi nëpp di teer Yaraax di jaay mareyeurs yi nekk Yaraax ñu ngi liggéey benn problème amatu vraiment entre ñaari pêcheurs donc maanaam tey man bu ma nekkee sénégalais ma nekk comme Ndar fu ma neex tey mën naa fa napp sans am problème mais réew mi ñëpp ñoo bokk ñoo mel benn réew la yenn saa yi leen xaw a boole rek mooy façon nappin bi waaw nga yor façon mbaal boo xam ne nii Ndar ñoom aayowuñ ko fa ba mën nañ ko fa nappe nga bëgg ko indi ci tefesu Tëngéej wala nga ko indi Yoff waa Yoff bañ wala nga jógee bëgg ko indi Kayar waa Kayar noonu mbaal ñaari problème yi yooyu lay jógee mais à chaque fois day am mais comme ñun ñëpp ñoo bokk ñoo bokk nañ ñoo napp fii nii voilà léegi ñooy saan yooyu mooy indi ay problème ñaare mais yooyu après dañ koy réglé waaw tey boo xoolee Guet-Ndar ak Kayar am na fi xeex métti ay nit ñàkk seen bakkan mais tey boo àggee waa Guet-Ndar ak waa Kayar ñi ngi takkante ñu ngi tuddante ay doom parce que ñun ñoo bokk métier mi waaw ñoo bokk métier mi ñoo bokk liggéey bi kon lu mën di xew itam rek léeg-léeg accident lay nekk rek mu jàllee ñu xam ne jàll na ñu ko newaat waaw ok ginnaaw loolu noonu amaan nañ beneen question concernant maanaam jumtukaay yi ngeen permettre fii ci niveau quai de pêche bi maanaam jumtukaay yi ngeen xam ne moom ngeen wax maanaam pêcheurs yi utiliser ko pour ñu bañ a violer règlement bi. ban règlement. maanaam yéen li ngeen imposer fii nii maanaam matériel yi ngeen imposer pour nappkat yi di ko nappee parce que gis nañ ne problème bële li ko indi woon mooy filet yi nga xam ne nappkat yi ñu ngi ko doon lii nii ñeneen bëgguñu ñu dem lakk seen matériel. waaw loolu moo xam nga état dafa taxaw muy ministre de la pêche monsieur Aliou Ndoye maa ngi ko nuyu à passage ak kawinaam yëpp di wax ne xam nga état muy contrôler loolu moom mooy xool secteur bu ne mbaal ba fa war a nappe lañ fa tere lañ fa def parce que bu fekkee ne laa tere ne bu nappe mbaal sàngam nga jël mbaal boobu nga nappe ko après état daf lay alamaan service de pêche dañoo jàppale ñu alamaan la kooku de code de la pêche bu moom moo réglementé fenn fu ne ci la nga fa war a def loolu code de la pêche moom moo ko réglementé moom moo tax am naa yaakaar ci ne loolu dana nekk loo xam ne lu wàññi ko la mooy lépp lu ñuy tere daal xam ne bu wóor na ne bu ko kenn def li may digal muy mareyeur muy pêcheur muy ku mën doon mooy ne état ne lii baaxul rek suñ njëriñ la ñun dañu ko war a bàyyi mais état ne li baaxul nga di ko def loolu damaa yaakaar ni loolu moom ku am xel sax doo ko def parce que état li muy tere ñaare rek du yëpp doole loo xam ne lu yàq géej gi la te lu yàq géej gi amul kenn njëriñ waaw kon loolu lépp ñoom ñu gën si dolli seen xel rek xam ne état dafa def pour jàppale ñu pour encadrer ñu bu ko defee lu service de pêche lii bu ko def norme yi nii la jën sàngam boo ko nappee
waroo ko napp mareyeur waru ko jënd mais mool waru ko napp parce que am na façon jën yoo sax dañu koy tere am na façon jën yoo xam ne bu tuutee yenn tuutaay ñoo ne mot nangami centimètre doo ko napp yooyu yëpp ay règlement la yoo xam ne ñu ci code de la pêche soo ko fee rek ñu jéem a respecté loolu di continuer waxtaan rek parce que xam njabootu léegi moom da ngay waxtaan ak naxante rek léeg-léeg ñu ñàkk ku jalgati mais bu ñàkkee ku jalgati itam ñu toog wax ci waxtaan ci xool nu mu rafete rek ba delloo si waat leen dëgg la waaw ginnaaw aussi boobu noonu ban doxalin ngeen yoree fii nii ban doxalin ngeen koy dawalee fii nii ci niveau quai de pêche bi fii waaw quai de pêche yi moom dafa am quai boo gis dafa am bureau bi mu am nag dafa am organisation professionnelle yi fi nekk yëpp dañ ci ay membre ku nekk dana am na 10 membres membre yooyu nag mu am président am trésorier am secrétaire général lépp loo xam ne nii dafa jëm ci wàllu xaalis wàllu koom wàllu set bi wàllu entretien bi wàllu communication ak bureau boobu moo koy gérer pour lépp tegu ci yoon kenn bañ a am sama problème te vraiment ñoom ñu ko yor ñu ngi ciy liggéey bu am solo ndax amul benn problème ñu ngi ko gérer chaque 2 ans ñu def assemblée générale defaat benn bureau bu bees mu continuer liggéey bi état encadré leen waaw ok d'accord ginnaaw loolu noonu dañuy ñëwaat ci projet bi nga xam ne ministre Aliou Ndoye maanaam moom la am ak yéen dégg naa ne am ngeen problème boo xam ne mooy problème licence yi ñëwal ñu tuuti nga waxtaan nañu ci problème licence bi. waaw ministre Aliou Ndoye bi ma ko nuyoo ba pare ma nuyuwaat ko ba pare di ko sant di ko gërëm di rafetlu liggéeyam ndax yàggugut ci secteur de la pêche mais fi mu teg tànkam foofu la parce que ministre Aliou Ndoye dafa ñëw bi mu ñëwee li mu njëkk a def mooy woo acteurs yi dalal leen organisation bu nekk convoqué na la laaj la sa xalaat laaj la sa projet laaj la fi nga bëgg a jëm moom lam xalaatam ci bëgg suqali pêche bi parce que wax na ne moom kenn gënu ko bëgg secteur de la pêche avant muy nekk sa ministre de la pêche kon moom yëkkati lépp benn projet boo xam ne ni xalaat na su ko taxawalee wala benn kayit boo xam ne xalaat na bu ko signé loolu dana yàq géej gi moom mu di ko def loolu la ñu njëkk assuré. donc signé wul benn papier. maanaam signé wul benn kayit boo xam ne nii dafay lool mareyeur wala muy lool pêcheur wala mu lool population Aliou Ndoye loolu la njëkk a wax. ba mu fa jógee mu wut ay financement lu toll ci 2 milliards. mu ci ndigal président de la République monsieur Macky Sall. ne léegi fu acteur nekk. 2 milliards yi dañ ko yóbbu crédit mutuel du Sénégal fu acteur nekk ñu fexe nga jot financement bi. mais yemuñu foofu état Sénégal génne ay camion frigo pour changer parc automobile bi pour mareyeur yi xam ne ay oto yu màggal la yoroon ay oto yoo xam ne baaxuñu ñu mën a fexe am oto yu bees pour fu mu jën mën a dem ci biir si àdduna bi fii ba Côte d'Ivoire fii ba Mali Tamba ba Ziguinchor ñu mën a am ay oto yu bees yoo xam ne dañ mën a déplacé wu pour dem ci projet boobu am na ci camion yoo xam ne déjà ñëw na loolu ñu ngi ci waxtaan nañ ci ak Aliou Ndoye mais Aliou Ndoye tout le temps mi ngi xool lan lay mën a def tey jii ba secteur bi mën a jëm ci kanam te mi ngi discuter ak ñun mi ngi waxtaan ak ñun. mais chinois yi ñuy wax ne dañ leen a livrer ay licence waaw jërëjëf xam nga affaire chinois yi moom. waaw man def naa ci tournée nationale leeral naa ko àdduna yëpp parce que la mu wax moom mooy Aliou Ndoye ba mu nekkee ministre de la pêche ba léegi. moom mus a gis ab chinois ci ak bëtam mus a toog ab chinois kon yow amul benn contrat Sénégal. benn convention boo xam ne ci wàllu napp boo xam ne état Sénégal. ak état. chinois amut am na ay bateau chinois nag yu fi ne comme ni mu amee ay bateau yu riche yi defar comme ni mu amee ay bateau yoo français yi defar comme am na ay bateau yoo xam ne nii partout dans le monde ñoo ko defar ndax Sénégal defar bateau am na ay Sénégal yoo xam ne ay doomu réew mi lañu ñooñu dem wut seen ay bateau indi Sénégal de wut licence su Guinée Bissau wut licence su Mauritanie maam sous-région bi daal wut seeni licence bu nëppee comme Sénégal moo gën a neex a teer pooru Sénégal ñoom bu ñëwee teer dikk jaayu mareyeur yi la ca def ñooñu xam ne ñoom est-ce que am nañ autorisation boobu noonu bien sûr am nañ autorisation kan moo leen ko livré loolu licence du licence maanaam licence yi am ñoom Gambie lañ ko amee ak Sierra Leone ak Guinée Bissau d'accord Aliou Ndoye signé wu ci loolu Aliou Ndoye li mu mën a defar rek mooy autorisation pour bàyyi la ñu teer pooru Sénégal mais jën bi nëpp wuñ ko Sénégal port Sénégal la ñuy teer nag autorisation boobu lañ mën a am mais amuñu licence de pêche boo xam ne ñoom dañ leen ko jox bon bu loo amee nag fekk Aliou Ndoye xam na ne am na bateau yu fi nekk ñuy gâteau bay pêche dañu dal ci kaw gaal yu ndaw yi gaal yu ndaw yoo xam ne ñoom mosuñ gaal yi ñun buñ dalee léeg-léeg su nga ay accident
aussi foofu waratuñ fi topp muy 6000 maay lañ ko xaw ma comme ni ko ñu koy wax ci tubaab léegi nag mu ne leen ci 12000 maay yi ngeen di dem ba mu lay waxee loolu nag ci lañ créé nag ñoom seen façon boobu daal di noonu Alioune Ndoye dafay jaay géej gi dafay def nangam Alioune Ndoye ne man jaayaguma géej xanaa bala maa jaay géej agsi ci lañ créé di wax loolu ci lañ loolu ñu wax dara du ci dëgg daal di parce que ñu ne ñoom ñoo bokk secteur bi te xamante nañu te ñu leen doon défendre ñu ci bari ñun xam nañ ni mu demee ba tax ñu jóg di wax ay mbir la ñu ne suuf bon te yàgg nañ ko def nag da ci am ndam man ba ma gisee nag ñu dal ci kaw Alioune Ndoye te ma xam ne ñoom yàgg nañ ko def ku ñëw dañ lay créer sosal la accusé la jël mool yeeg mareyeur yi ñu dal sa kaw coow li bari président de la République day mujj changé la ba ma gisee xam ne loolu la ñuy def nag man ci laa jóg def tournée nationale xamal mareyeur yi ñoom la ñuy wax dara du ci dëgg mbir mi nii la demee wax leen dëgg gi pour Alioune Ndoye mën a am jàmm te gaal yooyu ñuy wax muy gaalu sooy ñu tudd gaalu chinois ñun mareyeurs yi xam ne ñoo nekk ci marché central poisson ak Sénégal gaal yooyu moo ñu ëppal njëriñ gaalu gay pêche yooyu ndax gay pêche amul benn mareyeur boo xam ne fii yaa ngi sur le terrain muy jàpp jën di la ko jaay du ñu jaay dara lañ am dañ koy def seen i conteneur yóbbu bitim réew ñii jël ñii desaat ñii jël boo demee fete port bi gaal yooyu ñuy wax am na lu ma junniy employé yoo xam ne yëpp ay doomu Sénégal la ñu jën bi oto suñuy camion ñoo koy chargé jën bi suñu marché bii conteneur yaa ngi ci gannaaw conteneur jën yi boo xool seen gaal yooyu seen jël la moo ne foofu mais ñooñu ne ñoom ñu bëgg ñoom ñu xeex ñooñu pour ñooñu jóge fi ñoom kes ñu ne fi occupé mbir mi te dama ne Alioune Ndoye dafa war a signé sax parce que réew mi mënoo ne man mel na man rek maa am bato sa morom du am bato mais port bi toll na temps daanaka kenn liggéeyatul daanaka ñu bari ñi boonuñu ñi feebar nañu ñi parce que mais bateau yi ba ñëwee ci la port bi commencé nit ñi commencé waat soxaliku nit ñi coono yi dañ nit ñi commencé liggéey mais ñoom bi ñu fekkee ñoom donc day mel ni ñu bari dootul xëyatu sax ay mareyeurs yu bari dina xëy port booba yooyu temps mais bu ñëwee duñu am ku leen jaay jën ndax ñoom seen gaal bu teeree seen i rakk lañ koy jox wala seen i jarbaat ñu sax seen camion dem jaay la ci des ñu def seen i conteneur dem léegi nag mais bateau yi ñoom bu ñëwee dafa am ay quota yoo xam ne dañu ko jox mareyeurs yi tey suñu jigéen yi nekk port ak suñu mareyeurs yi nekk port yëpp ñoom ñëpp ñu ngi xàppiwaat jënd seen i oto commencé waat kii xale yi mool yi doon taxawaal doon dem mbëkk mi ñu si bari tey jii ñëw dugg nañ ci gaal di si liggéey mais nga ne non non loolu du am non man sama gaal moom donc maa fi ne ngeen du tax ñu attaqué ministre bi te attaqué gouvernement Sénégal mais gouvernement Sénégal am na ci pas de responsabilité parce que man boo nee ci am réew di mbubboo réew mi te ñoom amaluñ ñoo njëriñ waa réew mi loolu état war na jël ay matuwaay jën ba ñuy napp ñu génn si benn pourcentage boo xam ne dañu koy jaay ay mareyeurs waxuma jaay ko seen i mbokk de dañu war a génn benn quota boo xam ne dañu koy imposé bu ñëwee ñu jaay ko far force mareyeurs yi waaw ñu jaay ñu ko far force la ca tax jël ko yóbbu bitim réew parce que ñun ñoo dundal waa Sénégal tax yéen bu ngeen lekkee jën tey ñun ñoo tax kon ñun bu bateau yooyu teer war na ci am benn quota boo xam ne ni bu leer mu am ay contrôle yu leer am ay sanctions yu leer xam ne bu sa gaal teeree nu mu woo ko jaay bu ëllëgee ñu mën laa sanctionné état sanctionné la yooyu bu amoon façon napp yi ñuy def napp état bi ak di napp ministre presse bi fi ñëw ñu jaarloo la fi ñu bëgg a jaar soo bañee ñu dàqulu la parce que Ali Aïdar am na sama benn responsable dafa ne ah man de nii lii ma def ma dàqulu ma mais man Alioune Ndoye moom man général Djibi Ndiaye dama ko jël soo robb avocat kenn du ko dàq Macky Sall na mu am droit dàq mu am droit fal waaye Macky Sall bu déggee li may wax du dàq Alioune Ndoye ci lii xanaa leneen waaye ci lii ci affaire licence bi affaire gay pêche kenn du ko ci dàq ndax gisuma lu mu ci def bu fekkoon def ci def loo xam ne lu jubadi la man maa njëkk dal ci kawam mais Alioune Ndoye bu mu ñëwee ba léegi dafa ko fi dara loo xam ne ni jàll nañu ne ci télé rajo yi di yàq daram loolu tooñ la te tooñ laa gisee te tooñ baaxut. loolu leer na donc dañuy jàllaat ci beneen question maanaam li ko tey ci marché bi yan problème ngeen di jànkuwanteel. waaw marché bi moom ku ne xam dafa yàgg marché central poisson ëpp les mu am 25 ans yoo xam ne ni mu ngi ci marché bi bon am nañ fi ay difficulté nag difficulté yi ñu am mooy marché bi tey ku ne xam ne tali bi dafa tojoon yàgg na mën na léegi 10 ans canalisation aussi dafa yàqu waaw aussi waaw léegi nag kii itam ñëwaat APIX toj marché bi toj suñu jumaa toj suñu ndékkikaay fële dem doonu voilà dafa jël suñu benn partie jaune léegi nag bu nawetee comme ni ki fan yi mu commencé taw ndox mi xam ne moo ne seeraas day màbb ñëw dugg ci marché bi ba romb sama bureau yëpp day fees dalal ndox loolu aussi vraiment ñu ngi ñaan APIX ak autorité supérieure yi ne ci kaw ñu dimbale ñu defaraat mur bi ba pare dimbali ci canalisation yi ak tali bi pour ñu mën ko defaraat jafe-jafe boobu vraiment ñu ngi koy lancer appel
APIX ak état bi ñu jàppale ñu pour ñu mën defar loolu parce que situation boobu ñu ngi koy dund. waaw jërëjëf xam nga collectif moom ba mu ñëwee ba léegi rek bëgg-bëggu mareyeur lay nekk parce que li ñu njëkk a def mooy dañu xool ne mareyeur amuñu dëkkuwaay ñu dem fekk Tivaouane Peulh pour fa 4 hectares yoo xam ne nii toll na ci 275 terrain jox ko mareyeur yi tey am na ay mareyeur yoo xam ne déjà ñu ngi fa dëkk mais yemuñ foofu ñu dem jas wutaat ful mat 4 hectares joxaat ko mareyeur yi am na ñoo xam ne ñu ngay tabax ñu nga dëkk mais ñu tollu jamono xotti kees dafa manqué woon ñu koy dem ba côtoyer ñu ko jaay ay 16000 17000 moo bi ñu waxtaanee ñu fexe ba daal benn projet ba fexe wàññi kees yi ba kees yi àggal ay 13000 14000 loolu ñu wàcce fi ñaari yoon ay conteneur benn bi Espagne la jógoon benn bi Angleterre jox ko mareyeur yi mais yemuñu foofu fexe nañ am ay financement yoo xam ne xaalis la ñu financé ko suñuy membre bu dul benn yoon du ñaari yoon def nañ ko mais yemuñu foofu itam fexe nañ ba camion frigo yi xam ne moom la ñuy wax tey muy changement parc automobile bi xam ne ni moom la président Macky Sall def loolu itam yàgg nañu ko wax depuis Abdoulaye Wade dañu ko doon wax mais suñu boobu dimbali nañu ba tey jii projet boobu nekk na loo xam ne daanaka jege la gën a xëy na am na ay situation yu métti bii nag parce que ni ñu ko bëgg a joxe cher na am na ay jafe-jafe ñu ngi ci négocier ak état bi conditions yi métti na te xam nga réew mi ku ne xam ne ak feebar bi ak jafe-jafe yi mais teewul ñun ñu ngi ciy def bay suñu waar chaque fois mais côté bi nekk na itam fu membre am ne ak problème ba mën a am moo xam si wàllu justice côté bi dina jóg taal otoom dox ci lim ci war a wax bu dee téléphone mu téléphoné ba nit ki del si jàmm mais côté bi tam mi ngi fexe mareyeur yi am conditions yu baax maanaam kenn ku ne ci lu la war a xalal bu baax waaw parce que tey jii jën moom vraiment diggante ñaari at yi tey oto boo xam ne dana gaari 2 mois 3 mois du yëpp waaw laal nañu bu baax jigéen ñi xam ne daan sàmm dañu ko xam ne xëy mais jën mu jaratut ni mu war a jare amul teg ci vraiment moom laal nañu bu baax moo tax état bi itam 2 milliards yooyu moo xam ne lañu joxe il faut mu yokk ko gën a renforcer secteur bi ndax ñi fi nekk sonn nañu te président Macky Sall doon lañ ci yaakaar mu dugal ci loxoom pour jàppale ñu naam ñu ñuy dimbali mais ñu yokk seen loxo loolu itam maa ngi koy lancé waat appel Aliou Ndoye mu gën ci waxtaan ak président ndax acteurs yi sonn nañu te man xam naa ci dara ndax wër naa départ naa fi semaine passée dem naa Saint-Louis dem dëkk Fouta yi Njum ay laaw dégg nga dëkk yooyu yëpp temmee fu ne dugg naa fa Richard Toll fu nekk dugg naa fa dem Ourossogui dem Matam xam naa lan la situation yi xam ne moom la jaaykat jën yi dund ci manque glace ci manque ay chambre froide loolu lépp maa ngi defar benn projet boo xam ne su paree dinaa ko jox gouvernement bi pour ñu wan leen dem naa Tëngéej dem naa Mbuur suñu Tabaski pare dinaa continuer tournée yooyu pour xool yan situation la ñu dund suñu paree dinaa ko def benn document bu mag teg ko ci loxol ministre de la pêche mu xool lan la mën a def ba situation yoo xam ne moom la acteurs yi dund mu xool nu mu leen dimbalee. waaw message bi may lancé rek mooy wax nit ñi rek nañu ànd ak dal parce que gis naa ne Sénégal coow li bari na gis naa ne Sénégal créer ay wax yu lu dëgg bari na gis naa ne Sénégal xale yi seen yar xaw na manqué tuuti may lancé appel jeunes yi ne il faut ñu delloo seen xel il faut ñu am yar te xam ne àdduna pour nga àgg fenn fi il faut nga ànd ak yar dolli mareyeur yi aussi leen lancé appel ñu dolli muñ xam ne jamono moo toll xam day metti jamono su mettee nag boo lu amul xel da ngay dugg loo war a dugg kon nañ ànd ak xel te dugg lu war a dugg liggéey bi tam ñu def ci ndànk di xool maintien xool nañu def bu dóor seen njaboot ba jamono ji passé lancer appel aussi directeur bi itam mu ubbi xolam xam ne jafe-jafe yi am itam il faut muy dégg lu ko naqari muy muñ ko Aliou Ndoye aussi ma koy ma ko jox même message boobu ne continuer yoon bi mu jaar di woo nit ñi di waxtaan ak ñoom dégg nga su ko defee mu mën a xam lan moo ne ci nit ñi kilifa li bon ci kilifa rek mooy tëju parce que soo ko boo tëjoo bana loo war a yëg saafara ko doo nga bàyyi mu jàll boobu am coow nga soog a ñëw da koy saafara fekk ci départ ba boo neexoon nag fa neex a jot bu waxee yow da nga ko mën a saafara loolu laa am daal li may tëje di gërëm mareyeur Sénégal yëpp nag amul xaja seen di sant ñëpp ci jàpp ngeen ma jàpp ndax man ñoom ñëpp ma jox cër amul benn mareyeur Sénégal boo xam ne joxoo ma cër kon loolu su ma ko amee dama leen ciy gërëm su ma amee itam kàddu tout le temps yéen ngeen déplacé wu di ñëw di wax ak man ñoom ñoo tax te loolu mënu ma ko fàtte
kon maa ngi gërëm fu Mariel ne fu mool ne fu femme transformateur ne ci biir Sénégal maa ngi koy sant di ko gërëm di ñaan yàlla def jàmm ci réew. waaw li ma ci yokk rek mooy leen sant ci liggéey bu rafet bii ngeen def liggéey bu set bi vraiment bi ma leen gisee damaa kontaan parce que comportement bi ak yar bi ma gis ci yéen ak set bi dafa tax sama gën a sawar ci émission bi ma dégg nga kon mooy li ma la wax léegi jeunes yi rek seen fu toll war na fonk boppam war na am comportement boo xam ne nii boo ñëwee ci kilifa gi day yàkkamti waxtaan ak yow dafay dafa la yàkkawle xam nga ko la ñuy waxee naan dafa la yàkkawle pour waxtaan ak yow ndax bi ngeen ñëwee ak seen comportement vraiment am naa mbégte ak yar bi ngeen àndal vraiment sama xol dafa sedd maa ngi leen ñaan yàlla seen télévision bi bokk ci télé yi gën a rëy ci àdduna bi waaw te yàlla mën na ko def incha allah vraiment kontaan naa bu baax jërëjëf merci beaucoup jërëjëf